دقيقة محالف لي وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم Sëriñ Tuubaa ne soo bëggee xam melukaan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ngay jàng suuratan najmi man ka bind ca muqaddima maqaamatu xayril xalqi an xayri rabbi muxayyabatun fal taqra an suuratan najmi waaw تجذب القلوب من جنان ولم يكن بآدمي يونن أبول ويسول يونن نكول وون كدخل يوم طلق مم بير نمبل أجير ماندي
wóor صارما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني وارمي بالبيد الحسان وصل مختوم الجنان بلا إن هذه أرض تعا محمدنا وذاك حقيق ذاك سلو وقرقد وذا أعود هذا قباء وبين ذا وذا أعود هذا قباء وبين ذا وذاك مراد أمينا محمد فالملاهي المغان من كرام أو مبان كل ذي ويك سراب وابغي روحا للمعان والملاهي المغان من كرام أو مبان
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رحمك ربي والاستعانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلى عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد bokk yi ñi seetaan te di ñi seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu aq di leen baal aq di amaat yéen bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñoo ngi fas yéene waxtaanee alxalaaqa bayna siyaasa wal axlaaq relation bu dox diggante politique ak jikko wala éthique ndax mën nañ ànd wala mënuñ ànd bi ñuy fas yéene waxtaanee li ñu mel nag dañoo contacté woon ay borom xam-xam ak i gëstukat ci jiitu ci ñooñu di docteur Momar Kane di sociologue nekk ci parti MRDS ñu contacté ko mu nangul ñu wuy siñi ñu ngi ci nuyu it kilifa parti bi muy imam Mbaye Niang te docteur yegg si na ci jotaay bi ñu ngi koy masawu ci coonooy déplacement bi di ko dalal jàmm ñu contacté woon ci it imam Bamba Ndiaye ancien ministre moom it moo doon politicien di gëstukat mu joxoon ñu kàddoom mais comme docteur yegg si na te waxtu yu commencé na daw tuuti dañuy commencé parce que imam Bamba mi ngi ci yoon wi waxtaan wi nag ñu fas ko yéene tënk ci lan mooy dëgg-dëggi politique ak ban relation moo takkali politique ak jikko ndax dañuy ànd ñoom ñaar ànd mottalante wala dañuy dàqu ante ñaareel ba mooy ndax jikko ju rafet maanaam sàmmoo ante ak éthique ak jikko ndax dafay dàqu ante nga doon politicien bu am résultat ñetteel ba ndax nit bu fekkee dafa politique ba àgg ci pouvoir boobu daf koy tere mu sàmm ay jikko wala daf ko cee bàyyi wala bu fekkee sàmm na jikkoom dootu mën a garder pouvoir bi laaj yi ak yu ñu mel moom lañ fas yéene ànd ak bokk yi tey docteur Momar gannaaw bu ñu la nuyoo balu la àq baal la àq di la siyaare ci àjjuma ji di ñaan yàlla nangul ñu ko te ful ko ci kem mbaaxam nga te comme dañuy def ñu commencé waxtaan wi boo nuyoo bokk yi nga yóbbaale laaj bu njëkk bi lan mooy dëgg-dëggi politique ak relation politique ak jikko ndax àndab mottalante la wala àndab dàqu ante la أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستاذ ñoo ngi lay delloo nuyoo di la assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di la baalu àq itam di la baalu àq di nuyu mbokk yi ñuy déglu ñun yëpp ci émission bi di ñaan yàlla rek mu defal ñu tawfeex bu ñu wax fi lu am njëriñ question bi nga laaj te mooy est-ce que politique ak jikko dañuy ànd wala dañoo safaanoo question bu jara laaj la defe naa ne kuy déglu tey nit ñi wax ci politique moo xam dañu nekk nitu politique wala bokk rek ci réew mi di bàyyi xel ci politique actualité politique bi li nga xam ne daanaka moom nga wax ne moo ma matale ci gisin mooy politique moom dafa waroo ak jikko politique dafa waroo ak jikko loolu def naan tey ñëpp daanaka d'accord nañ ci loolu te loolu itam waxuñu ko
lu dul dañ koo teg ci li ñu gis. politique bu ñu ko bëggoon a définir dañuy wax ne ñaari fànn la. am na politique boo xam ne lu tubaab di processus maanaam pexe yi nga xam ne moom ngay def ba mën a jot ci yatu nguur. loolu mën nga cee dugal ay campagne ak élection yooyu yëpp mën nga ko cee dugal. kooku benn fànn la ci. beneen fànn bi mooy boo demee ba yore yatu nguur na ngay doxale loolu beneen fànn la na ngay doxale wala boog yow mi nga xam ne yow itam da nga doon wut yatu nguur te amuloo ko na ngay jàmmaarloo kii toog ci nguur gi. yooyu daal jàpp naa ne ñaar yooyu mooy politique. ci cosaan li nag baat bi mooy rek taxawu yittey ëtt bi. affaire publique nga xam ne nit ñi ñoo ko seq cim réew ñu war a doxal réew mi ñu wut ci seen biir ay nit tànn ci seen biir ay nit wala nit ay imposer seen bopp pour war a doxal diggante yi àtte diggante yi loolu moom mooy njëlbeen mooy politique te loolu fu ay doomu aadama daje rek moo xam ci temps bi la wala ci espace bi la fu ay nit daje rek dañuy soxla loolu bokk na ci ñetteelu soxla yi may wax ne toujours nit ñëpp a ko bokk. bu njëkk bi ñëpp xam nañ ko mooy soxla lekk naan ak yooyu kooku amul jamono amul place. xam itam kuy yàlla ku lu la fi indi muy lu ñuy wax question existentielle yooyu itam amul jamono amul place ñëpp a koy posé seen bopp moo tax ñëpp am diine. beneen mooy bu nit ay nit dajee bu ñu bëggee bàyyante xel seen aq nan la ñuy fexe ba doxal seen diggante ni àtte seen diggante teg ko ci ay charte mooy ay loi ak droit loolu nag mooy politique. bu ñu dajee nan la ñuy fexe ba nit ñi mën a dund ci jàmm ku nekk sàmmoonteeg sa aq morom boo jalgatee lan lañ la teg ak ku la koy teg loolu mooy njëlbeen gi mooy politique. waaye nag ni ma la ko waxee mooy politique dafa am lu ñuy wax enjeu mooy mbir moo xam ne mi moo ko jox importance moo ko jox gëdd boo xam ne bi dañ koy xëccoo te mooy pouvoir mooy sañ-sañ yore sañ-sañ bi loolu xam nga mbir la moo xam ne mi mooy problème ci nan mooy ku nekk da nga ko bëgg ku nekk da nga ko bëgg a yore su ko defee mënut a ñàkk xëccoo waxuma la da nga ko bëgg yore boo ko yoree da ngay soppeeku ndax dafa nekk mbir moo xam ne boo ko dee jàngat ci lislaam moom da ngay xam ne cëru yàlla la sañ-sañ àtte cëru yàlla la boo ko dee natt rek ci islam inil xukmu illa lillah yàlla moom moo ngar daajoo maanaam pouvoir moo ko ngar daajoo keneen koo xam ne kii bëgg ngaa nekk xalifaam ci loolu boo ci bëggee réussir da ngay sukkandiku ci moom képp ko xam ne kii loolu nga xam ne mooy sañ-sañu yàlla te mooy pouvoir di nguur képp koo xam ne kii da nga koo bëgg a jël wuute ca yàlla pour nga jëriñoo ko jëriñ ci nit ñi da nga koy def bàyyi xel yàlla soo ko defu bàyyi xel yàlla da nga lor ñi nga jiite loolu wax naa ko benn opposant politique bu ma seet si woon di ma wax lu mel ne jàppale ma ne ko ñetti mbir dinaa ko bàyyi la xel waaw ma ne ko man li ko commencé ci Senghor ba ci Ablaye Wade ci opposition laa nekk ma ne ko waaye léegi jamono bi sama giseen soppeeku na tuuti ndax dama gis ne nguur gi dafa am problème même man mi tey di nekk ci opposition bi su fekkoon na bii tey ji yore naa nguur gi problème yi nga xam ne ñi nekk ci nguur gi moom la ñuy jànkonte moom lay jànkonteel est-ce que bu boobaa man dinaa mën a
mel ni ma mel ci opposition bi nii ni ma koy waxee ni ci opposition parce que dinaa ko mel su woon maa yoroon yetu nguur bi waaw mais ne ko naa la bàyyi la ñett benn bi mooy nguur ci boppam mooy problème yore ko ànd ak sago yore ko nekk nit yore ko bañ a réere sa bopp yombul gis nga oustaz dama koy wax même ba ci sax si sëriñ si dama koy wax ba ci sëriñ si sax dama ko ci wax damay wax ne léeg-léeg sëriñ bi léeg-léeg mu jox boppam ay man-man yoo xam ne amu ko moom ci boppam xam ne amu ko waaye nag dafay waroon ndax nit ñi ñoo ko naan yaa ko yore yow la waaw parce que oustaz maag yow ci yam ak keneen nga yëg ne sa bopp yow nit kese nga nit ku ne xam nga manqué yi nekk yow waaye nga toog ay nit comme yow di la raamaka di la ko sukkal di la jàll da ngay dem ba mujj yow sa bopp da ngay bàyyi gisin bi nga am ci sa bopp fekki seen gisin lu doy waar da ngay dem nguur yombul da ngay nekk ku ragal yàlla doo yem ci ragal yàlla waaye di doxale ni la yàlla sant nga doxale ko ndax aaya baa ngi wax ne da ngeen di maandu donte maandu bi seen kaw lay dal donte seen kaw njaboot lay dal donte seen kan partisan lay dal wax ma fay kan mooy jiite léegi ci jamono bi di bàyyi xel loolu yonent bi naan Osama ibn Zayd mi ko seet si woon ba nga xamee ne bi benn kilifa ci Quraysh dafa sàcc ñu seet ci notable ba di dafa sàcc ñu seet si ko ñu yónni Osama ndax bëggeel gi mu ko bëgg ne ko demal nga ñaanal ñu ndax ki kilifa la ñu bañ ko atte ci atte bi nga xam ne moom la charia tëral yonent bi lu mu wax donte Fatima sama doom la woon dinaa dagg loxoom loolu marxala la niveau la loolu gisuma ci jamono bi wala jamono yu ko weesu ku yore nguur ku mel noonu amul docteur Momar ma am ay gendeeku bu ma la déggee mooy feeñalal nga ne li ñuy tuddi politique ak jikko wala éthique ndax mën nañ ànd mu mel ni buñ la déggee feeñal nga ne ni politique di doxee ci suñu réew mi actuellement dafa dàqu ante ak jikko maanaam politicien bu bëgg a réussir da ngay futti jikko teg ko fële jël ci langa politique mu mel ni bu fekkee sañ naa ko wax mooy di diggee loo mënut di wax loolu def loolu mooy politique ci suñu réew mi nga wane ne loolu nag taxut loolu nag du jëmi politique ndax politique wan nga ne dafa am benn bànqaas bu séddale ko ñaari car la car boo xam ne da ngay toog waxtaan ak nit ñi campagne pour yegg ci pouvoir beneen car bi boo yeggee ci pouvoir nooy gouverner ndax da nga ko teg ci lu dëppoog la nga digoon nit ñi da nga ko teg ci lu dëppoog sa ngërëmal sa borom sóoraale yàlla ci lépp looy def mu mel ni loolu lu jafe la ndax li gën a not ci politiciens yi dañoo yëlab loxob yàlla ci liggéey ndax dañuy wax ne yàlla amul jëf ci li ñuy def dégg naa sax benn politique bu benn waay bu ko waxoon ne politique fii la yem ci àddina bi booy dugg ci làng ak politique fexe caa am dara boo ci amul dara ngay perte tey nga feeñal ne pouvoir nag yegg ca boo ca yeggee pour nga gérer ko nam waaye jafe na ndax parfois nga yegg ca mu mel ni du yaa doon wax ak nit ñi démb mel neneen jikkoo woon neneen sañ neneen di doxee neneen di waxee neneen illa man rahima rabbi lu may ku yàlla yërëm yàlla jàpp la rek moo mën a yegg ci loolu léegi nag docteur bu fekkee wér na ne ñun politique ci suñu réew mi mooy lu contrecarré ay jikko noo may jàngatalee lenn ci ñun ci biir Sénégalais ñoo xam ne ñii dañoo sol mbubam sëriñ ñii sol mbubam ay waaraatekat ñii sol mbubam ay nit ñu baax na cëpp ci langue politique bi te ne dañoo soxla li ñooñu soxla nu ñuy def ba jot ko ñoom waaw léegi ñooñu dina jafe ñu jot ko te itam dana jafe ñu dëppoo ak li nga xam ne moom mooy jikko bi lislaam gërëm ndaxte commencé rek dugg ci politique ba pare wax ne man politique bi sosuma ko ci diine
te loolu ngay wax parce que boo duggee ci langue politique yi mooy laïcité moo fi nekk. dañu ne dañu wax laïcité da wax ne fii kenn du fi am parti di wut nguur gi di ko sos ci diine. loolu moom mooy article 1 bu kii ci constitution bi ci la nekk. doo ko teg itam ci waaso. doo ko teg itam ci gox. loolu ay kii la donc yow mu fekkee ne yow da nga bokk ci benn diine nga bëggu dugg ci politique bi da ngay summi ko carrément ci diine jooju booy dugg ci langue politique wala nga xam ne boog boo ciy dugg da nga koy nëbb wala nga xam ne boo ciy dugg da nga koy nëbb loolu déjà mooy jafe-jafe bi gàllankoor mooy jafe-jafe bi bu fekkee ne tey yow yaa ngi yaakaaroon ne rafetaayu diine ji nga bokk baaxu diine ji nga bokk njubu diine gi nga bokk moom nga bëggoonu dugal ci doxalin wi pour dimbali xeet wi dootoo ko mën def parce que da ngay wax ne loolu taxumaa jóg daanaka da ngay summi li nga xam ne mooy li diine gërëm ci jikko da nga koy dindi pour mel ne ñi nga xam ne ñooñu la constitution bi nangu ñu ojle bi damay daan wax ne Cheikh Tidiane Gaye yal na ko yàlla yërëm moom mos na ko invité ci benn waxtaan mais na ko li doy waar ci suñu réew mooy da ngay gis ki nga xam ne moom sañ naa taxaw ci pénc mi jël rajo yeeg télévision yi wax ne yàlla amul ñu ne ko yow sañ ngaa laaj réew mi am koo xam ne ki àddina yàlla am na waaye nag moom ci ndéegu diine rek lay yem ci jàkka ji lay yem ak ci église bi waaye sañu la wax dara ci atte réew mi ñu ne ko yow tam sañ ngaa laaj réew mi yow troisième citoyen bi nga jóg ne yàlla am na ñu la yàlla boo amee tam yow bu fekkee ne loolu nga gëm doo laaj réew mi loolu moom ci réew mi ci naka loolu mooy yow munoo woote ci cadre diine munoo laaj réew mi ci cadre diine munoo ko loolu mooy laïcité amul benn parti boo xam ne bii sañ ngaa wax ne lii may woote dama ko teg ci kaw diine boo ko waxee ñu ne la wala buloo foofu loolu mooy jëkk moo donc ñi dugg ci cadre politique bi amul kenn ci ñoom ku sañ a wax publiquement ne sama politique bii ma may def fii dama koo teg ci diine sama parti bii dama koo sos ci diine boo ko waxee sañ nañ laa ci bis bi ne la sa parti dissoudre nañ ko sañ nañ mais docteur est-ce que kon loolu du nekk lu garaaw ci ñi nga xam ne ñoo dugg ci langue politique bi parce que boo gëstoo dafa am lenn ci gëstukat yi ñuy wax ne as-siyaasa mumaarasatul kasbi bi uslubin maqul ñu ne politique mooy jànkuwanteeg wax joo xam ne du doon dëgg ci anam bu xelu te mu bokk mi ne li bidaaya ci l'islam fen moom dañ ko tere bon moo bëgg a cëppeelu ci langue politique yi sol mantu diine ne li may wax du doon dëgg en tout cas xaw ma di nga wax li may wax du doon dëgg de waaye da ngeen wax li may wax du tëggu ko ci diine loolu moom dana clair li may wax moom parce que soo ko waxee ñu génne la ci langue politique c'est-à-dire réew sañ nañu loi bi sañ na soo waxee loolu ñu génne parce que loi loolu la tëral c'est très clair laïcité mooy loxoy yàlla moom diine dañ koy seppi carrément ci doxalinu réew mi ku ko nangu rek mooy mën a dugg ci politique bi maintenant nag la ngeen di waxal arbo xuda maanaam kuy xeex da ngay wuti pexe ñu bari xëy na ci foofu la ñuy jaare wut pexe pour mën a dugg ci langue gi ba li ñu bëgg indi mais dana jafe lool dana jafe lool parce que li tax mooy jafe mooy boo jëlee campagne rek campagne yow su fekkee ne nit ñi yaa ngi yaakaar ne soo wax ak ñoom ci li ñu gëm daañ la wuy si te sañoo wax ak ñoom ci li ñu gëm ndax li laïcité bi mel da ngay daal di jël daanaka da ngay jël discours bi nga xam ne moom la ñeneen ñi li ñuy wax lay gi li ñuy wax moom rek ngay wax loolu da ngay wax benn bi nga woo nit ñi ci valeur woo nit ñi ci ay valeur maanaam ci jikko ci ragal yàlla ci maandu ci jub ci set ci doxalin nga woo leen ci yooyu muy ay jikkoy diine wala nga woo leen ci ni ñuy woy politique danaa leen defal lii danaa leen jox lii danaa leen may lii danaa leen def la ñaar yooyu rek ñoo fi nekk. te li ngay diggee mënoo ci dara sañoo ci dara yi. déet
saa ñoo ci gis nga man dama jox sa exemple parce que wax bu nekk xëy na wax jox expérience bopp. moo gën a yomb gis nga même tey yow su fekkoon ne tey da nga bëgg wax ak nit ñi ci cadre jikko wan leen ne leen réew mi dara du ko mën defar lu dul jikko gis nga ñun bu ñuy dugg ci langue politique bi mën naa la wax ne 2000 lañ ci dugg 2000 lu tax ñu dugg ci 2000 parce que li ko weesu lépp boo ko commencé même avant l'indépendance ba après l'indépendance élection boo xam ne bi dañ koy def ñëpp ne jaar na yoon amu fi élection bu yow gis nga fii tey élection yoo xam ne da ngay gis nit koo xam ne kii donte moom kese la ci benn centre de vote donte moom kese la mu def fa kàttam mais bu ñuy centre boobu bu ñuy waxee résultat yi dañuy wax zéro waa ci ñamu woteel loolu gis nga fi ba tey amul benn élection bu dul élection wu l'an 2000 bi nga xam ne ci la ñu am première alternance élection yi rek nga fi mën a wax ne moo fi xaw a jaar yoon mais yi ci gos yëpp te lu Sénégal rek de kooku moom Afrique gépp daanaka mën nga wax ne noonu la ay élection 99% bi ci mujj mooy bu Égypte bi xam nga loolu déjà yow da ngay xam ne yow li boo ci duggee itam boo demee di wote ji la amul njëriñ parce que du ñu respecté li nga xam ne mooy bëgg-bëggu peuple bi donc loolu tax na ba l'an 2000 mu am soppeeku ndax ni réew mi tëdde woon jamono boobu bi mu amee ba ñu am benn alternance ñu xam ne kon voté am na njëriñ maintenant ñu ne dañuy dugg ci politique bi fekk nag bañ ci dugg réfléchir nañu ñaari at ñu di ci waxtaan wax ne waaw ñun réew moo xam ne mii yow soo duggee ci biir langue gi itam soo ñoo wax li nga gëm est-ce que loolu am na njëriñ di ci waxtaan ñu ne waaw xëy na dina jafe mais nañ jéem te bu ñu jéemee nanu fexe ba soppi politique ñun ñoo jëkk a dugal ci campagne politique fii la politique et l'éthique éthique ñuy wax éthique te mooy li ngay wax ni mooy xalaat mooy li ñuy waxtaanee tey ñoo ko jëkk a dugal ci slogan jamono bi ñu koy wax dañu daan rey ne yéen da ngeen di font rek yéen def ngeen ni seen li ngeen wax mën naa di waaw yàlla xam na ko tey 2018 amul benn politicien bu lay wax ne réew jikko yi dañoo yàqu politiciens yëpp d'accord ci ne politique bi fii jikko yee ko yàq ñëpp d'accord nañ ci tey donc loolu moo lay won ne la ki nga xam ne dafay dugg ci politique te bëgg ci dugg yéene ngëm-ngëmam surtout ngëm-ngëmu diine kooku am na jafe-jafe bu rëy man par exemple mënuma dañ am na sama mbokk yi ma wax mënuma politique pourquoi parce que man mënuma campagne parce que politique ak campagne ànd waaw déet xam nga lu tax mënuma campagne parce que yow da ngay ñëw parce que moo tax politique jafe du sax maanaam li ñuy wax ni axlaxa bi du sax féetewu rek politiciens yi mais dafa tas ci société bi c'est-à-dire bu ñuy waxati politique ak jikko bu ñu ko yemale rek ci politiciens yi réew mi mooy yàqu ci jikko mooy politiciens yi ak ñi nga xam ne ñoo leen war a fal ñëpp a ci yem da ngay dem tey wax nit ne ko waa man day dama bëgg dañu créer parti dañu bëgg tey jii ñu fexe ba jël réew mi doxal ko nangam mu déglu la ba nga pare xam nga lu ma lay wax waa man day mën naa leen jàppale man baat boobu ma gën a naqari ci campagne mën naa leen jàppale waaw mën naa leen jàppale loo bëggoon mu wax waaw déet parce que man ñëw pour nga jàppale ma damaa bëgg nga jóg ma ak yow ñu jàppandoo sopp réew mi ñu jëriñoo mais man ñëwuma pour ku ma jàppale c'est comme man li may def loolu nag la nit ñi gëm c'est-à-dire képp ku fi politique dañu naan kii dafa am lu mu bëgg rek kon naa ko jàppale am dara maanaam kenn jóg fii ñu ne kii dafa jóg parce que dafa am yéene ci réew mi daf ko bëgg a soppi pour defar ko amu fi boo jóg ñu ne kii dafa am lu mu bëgg boo woon nit ñu leen d'accord nañu waaye nag fokk nga jox ndax mënoo leen nangul seen ngànt ne comme politiciens yi fi jiitu woon dafa mel ni li alquran di wax inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala asari muqtadun dañoo fekkoon suñ bàyyi ak suñ maam yi ci lii ñu ne loolu la ñuy lor buñ jàppee ne politiciens yi fi jiitu woon yëpp noonu lañ nekkee woon ak nit ñi da nga may jàppale nga féetee ma fii ma féetee la fii ndax foogoon loolu leen topp culture la waaw c'est-à-dire loolu culture d'accord naa ci culture la boo xam ne bi Sénégal yi foofu lañu àgg mais bu fekkee ne Sénégal yi loolu lañu gëm mooy ku dugg ci politique
looy wut rek ngay moo tax nga ci dugal mais itam bu ma lay jàppale dama lay wax ne la boom loo ma jox ma kii xanaa déggu loolu fay ñu wax naan la xam nga bu ñu la demee bay wax ne ba nit ñi di la wax ne defe nañu sax bi ñu koy wax noonu dañuy jiwal wala dañuy rafetal maanaam léegi ñu ne politiciens dañuy corrupteur la dañuy joxe xaalis pour nga woteel leen wala dañ lay jox woo ci meeting jox la ay t-shirt ak ay xaalis ak yooyu opposition bi xam nga lu ñuy wax bu fekkee ne yow yaa leen man ci loolu bu fekkee ne gouvernement bi moo leen man ci loolu dañu naan jël leen rek te bu wote jotee ngeen wote nax loolu fen la nit ki jox la pour nga jàppale ko nga jël ko d'accord ak moom d'accord ba pare nga dem ci ngañ gàcc gi loolu fen la wala déet en tout cas li nga wax defoo ko safar ma nga def loolu donc feebar boobu feebaru waxalu dul dëgg yemul ci politiciens yi rek feebaru société bi la dañuy wax ne on n'a que les gouvernements qu'on mérite donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax Ahmed Dame dafay wax lu reelu ci dafa def kon wax mu ne su Sénégalais yi su Sénégal ma toogoon nañu juróom-ñaari fan yoo xam ne kenn waxul safaanu dëgg rek réew mi développé fan yi sax yokk na ko nee na léegi ay 6 mois maanaam bu ñu toogoon 6 mois yoo xam ne Sénégalais yi dañuy wax lépp dëgg lay doon nee na léegi réew mi développé dëgg la parce que wax lu dëgg dafay dafa mel ne tey amul benn problème maanaam amul kenn yëgul ko sa yaram wax lu dëgg ba jàll ñépp a koy def te yow xam nga li ci yonent bi wax kon loolu feebar la boo xam ne bi dafa sax ci réew mi pour nga mucc ci en tout cas nitu yàlla ko xam ne kii vraiment yow dëgg rek a tax nga jóg yàlla rek a tax nga jóg pour nga dugg ci champ politique bii yore garder sa personnalité ak sa ngor ak sa jom ak sa dëggu jafe na benn nga def ko doo réussir wala defuloo ko nga def sa fànn loo xam ne li du sa cër jërëjëf docteur Momar Kane docteur bu ñu la déggee mel na ni société bi ci boppam moo feebar maanaam politiciens yi ñoom lañ teg feebar bi ne ñooy wax nit ñi luñ du def mais nit ñi it ñoo bëgg ku leen wax loolu def bu fekkee nit ñi loolu lañ bëgg politiciens dañoo bëgg bu ñëwee wax leen loo xam ne xam nañ ne mënu ko wax lañ leen xam nañ ne du dëgg mais ci ngay mën a amee kooku kon nit ñi ñoom ñaar ñoo responsable partagé la feebar la boo xam ne société bi yëpp la loolu nag kon fam ñu toppee dafa sori départ politique bi baaxul ñaareel ba départ bi ñuy sosee parti wala nga mën a dugg ci langue politique pour politique baaxul ndax comme dañ lay wax ne da ngay yëlëb loxob yàlla ci li nga gëm moo xam diine boo mënti ki nekk amut cër ci booy politique waxal rek mais doo tudd diine doo tudd askan doo tudd famille ñooñu ñëpp bokkuñ ndax loolu boo tewee dañu daal di am sañ-sañ daaneel parti boobu tey léegi nag kon buñ gisee lu ñu mel nii yëpp Momar docteur ndax ki nga xam ne dafa nekk ci langue politique bi ne moom day sàmm ay jikkoom pour mu doon politicien ak nu situation bi man di demee ndax jëmm jooju yaakaaral nga ko bu duggee ci langue bi am réussite waaw ma ne loolu moom lu jafe la loolu mbir moo la xam ne mi ku la ne yomb na da lay nax barki démb rek la imam Mbengue Fadal barki dégg la imam Mbengue di wax mu ne bi ñu créé parti nee na première campagne mu war a dem pour télévision wax ci turu parti bi nee na gars yi na ko nag bala ngay dem nag di wax il faut nga wax fii ci suñu biir ñu xool li ngay wax lu mu doon. ñu testé la waaw ñu testé la. nee na damaa wax ba daaneel. ba as ngoone su jigéen soo xam ne mën naa ko bàyyi sax moo ne ma xot booloo wuñ la de. dañ laa wax nga wax politique waxuñu la xot boo wuñ la. nee na keroog damaa feebar. loolu moo fi xew. c'est-à-dire boo dee wax ci cadre diine bi ñu la kii affaire diine c'est pas question politique. oustaz tey bu. ndax diine daa mënta defar réew. waaye diine rek mën a defar réew. diine mën a defar réew mais dama la wax ne la xam nga diine mën a defar réew xam nga diine ñi nga xam ne ñoo samp politique fii ñooñu xam nañu bu baax
force diine xam nañ ko tubaab yi bu ñu fexee ba daaneel nguur yi fi nekkoon dañoo wëlbatiku ci nitu diine yi parce que xam nañu ñii ñoom itam ay ennemi lañ dañu pacifier fële ba pare ñëw jéem a maanaam nitu diine yi benn ñu jàppale leen wala collaborer ak ñoom wala ñu xeex leen kon xam nañu bu baax ne diine surtout l'islam du diine la joo xam ne ñu du wax ne man maa ngi yittewoo rek jàkka ji déedéet diine la joo xam ne day atte ñoom xam nañu loolu waaye nag boo fi nekkee di nitu diine mën nañoo kenteeg yow jàppalanteeg yow wax la ne la yow féeteel mbiru diine ji ñun ñu féete mbiru àddina bi bu ko defee lu ñu la mën a dimbalee ci sa mbiru diine yooyu ñu dimbale loolu mën a dimbale fee nga dimbale ñu ko loolu mooy consensus bi am entente bi am ci diggante politiciens yi ak nitu diine yi fii muy dox di dox ba bi tubaab bi di dem te xam ne su demee mën naa am nitu diine yi yore réew mi dafa defee bàyyi ay gàllankoor yoo xam ne mënoo nekk nitu diine bëgg koo doxal ca na nga ko gëmee ba pare di yore réew mi moo tax ñu indi kii boobu constitution boobu nga xam ne ci la ñuy defee principe bu laïcité bi loolu moom mooy fexe ba dàq képp ko xam ne kii da nga bëgg yore réew mi ci cadre diine donc loolu mooy problème mais ku ne xam ne lu tax man damay wax ne dañuy wax ne réew mi maanaam l'islam ci bari ci yu xam ne bàyyi nañ ko mu di ko doxal ci société bi dañuy wax ne loolu dafay tardé réew mi ma yàgg leen wax ne réew mi li ko tardé mooy li ko l'islam yërewul l'islam kay xam nga lu tax yàgg naa ko wax mais bi ñu créé pas dama leen ne question développement bi ñuy posé question développement bi ay tubaab daje nañu fi ay borom xam-xam ay ci fànn bu nekk ñu tudde woon ko prélude muy benn cercle professeur yoo xam ne ñii ay canadien la ñuy ay belge la ñuy français la ñuy sénégalais la ñu ak yeneen ñu daje fii def conférence fii parce que naa ko wax fii ci plateau bi ñu daje fii def conférence université de Dakar Kizerbo ku ñuy wax professeur Kizerbo kii la burkinabé la keroog moom moo def conférence bi ci développement la ko doon wax muy wax ne réewu Afrique yi lu tax développé wuñu mooy li nga xam ne mënuñu mobiliser l'épargne intérieure maanaam alali réew mi ñu fexe ba jël ko di ko financer développement réew mi te bàyyi leb bi parce que lu ñu dal leb benn ko teg ndax ku ëmb sa santal ëmb sa kers waaw mais keroog bi nga ko waxee benn tubaab moo jóg na ko man li nga wax jaaxal na ma nan la réew mi nan ngeen a am jafe-jafe mobiliser l'épargne intérieure en tant que gouvernement alors que am na benn góor gu nekk fii ci biir réew mi ndax dafa dajeeg jour bi nga xam ne ci la sëñ Abdou Lahad woote woon Touba wax ne dafa bëgg def levée de fonds pour yokk jumaa ji di laaj xaw ma 2 milliards xaw ma 10 heures la woote avant midi am na 2 milliards moom moomu dina arrêté leen mu ne waaw lu génn góor gu nekk fii ci kii bi ci àll bi mën a dajale ay nit 2 milliards en moins d'1 heure de temps ba pare ngeen mun leen a mobiliser l'épargne intérieure loolu moom comprendre tubaab bu ne comprendre loolu mais na ko doo ko comprendre parce que góor googu doon woote ñi muy woo dañ koo gëm dañoo gëm ne li ñuy def ci yàlla lañ koy def nit ki ci li mu gëmee ci lay yéwéne loolu tey c'est vrai réew mi fii am na fi alal la ngi fii ci réew mi mais alal ji duñ ko financer développement bi déedéet parce que nit ñi gëmuñu loolu oustaz réew mi bariwul hôpitaux bariwul ay université pourquoi parce que gouvernement moo koy financé ñàkk na jàkka ñàkkul jàkka de foo ci ruq boo dugg ci Sénégal mi ngi jàkk yu rafet sax lu ko def parce que nit ñi ñoo koy financé lu tax ñu di ko financé parce que dañu ko gëm li tubaab naan la foi soulève les montagnes dëgg la bu fekkoon ne tey gouvernement bi nit ñi dañoo percevoir nit ñi yàlla rek a tax ñuy dox mais duñu sonn kon réew mi raay bi ba muy dem Jurbel lu ko fa yóbbu lu sëñ Modou Moustapha moo woote ñëpp jóg mais loolu mooy doxal réew dafay Abdou Diouf ma su ko fi wax le sursaut national mais sursaut national mënul am c'est tant que nit ñi woowoo leen ci seen li ñu gëm
kon nag l'islam est-ce que mën naa développer diine mu diine rek a mën a développer. réew mi bu piétiné ba tey doxul c'est parce que dañoo jël ngëm teg ko de côté. jërëjëf docteur Momar Kane docteur bu ma la déggee kon mel na ni jikko mën naa ànd ak politicien pour waaye ji dox ci ëttu politique di politique ba am réussite mais dafay fekk ñu bañ ko koñe ne kon wàllu jikko duñu wax lu lislaam wala wàllu diine duñ ko dugal nga gis ne da ngay faral di wax ne ñi jàpp ne diine moo tardé réew mi déedéet ñàkk àtte diine moo tardé réew mi ndax dañoo yëlëb loxo bi yàlla ci diine bi ci des feeñal nga ne buñ xoolee li fi feeñ ci wàllu defal ñu def ba ñu ko doon def ci gëm yàlla lañ ko doon defee déclaration sëriñ Abdoulaye Mbacke rahmatullahi alayhi ci lam doon laaj ci jumaay Touba 2 milliards ñu dajale ko ma bay na ashiyatin wa duhaa loolu diine moo ko def sëñ Cheikh Moustapha Mbacke ba muy yóbbu raay bi jëlee ko Jurbel loolu diine moo taxaw ci gannaaw loolu nga ne buñ xoolee jàkka yi ci réew mi ni mu toll gox bu nekk tund wu ne foo dem jàkkaan fa lu ko financé pour diine la ak pas-pas bi nga gëm kon diine day tardeel am réew du mënoo ko dégg ñàkk koo doxal mën nga mën a dégg tey monsieur le ministre Ahmed Bamba Ndiaye ñoo ngi lay dalal jàmm di la masawu ci coono déplacement bi kon li ji def mooy ñëw yow ci question bu njëkk bi gannaaw boo xamee ne Momar joxe na ci gis-gisam bëggoon nañ xam nga leeralal ñi xaqiqatu politique ak relation politique ak jikko ndax relation mën nañoo ànd mottalante wala mënuñoo ànd bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulihi alkarim Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cheikh bi tey ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu xarit docteur Momar Kane di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi seetaan wala ñu duñu déglu fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di jéggalu ci yéex bi nu yéex a egsi laaj bi nga ma laaj nag daanaka fekkewuma sax li docteur Momar wax waaye xaw naa ko mën a doylo parce que li ma ci fekkee wane na ne yoon wi mu xàll rek foofu laay jaar yaakaar naa ne relation xaqiqatu politique moo di ne politique ñëpp xam nañu ko léegi yaakaar naa ne naka la ñuy doxale am réew wala naka la ñuy doxale ab société mooy rek kër dama naan société bi du dara lu njabootu kër gu yaatu rek mu nekk ab dëkk loolu ku nekk xam na ne niñ ko war a doxale il faut mu am yoon wu mu tëdd doxalin wa nag daanaka foofa la mbir ma ne ca doxalin wa mais doxal bi rek ñëpp ci d'accord tubaab bi bu yoree këram dana doxal këram olof bi bu yoree këram dana ko doxal naar bi dana doxal këram ku nekk ngay doxal këram waaye doxalin yi mën na wuute ci wuuteeg doxalin yi nag fi la diine di wàllisee moo tax diine am solo may ànd ci li Momar wax léegi man damaa jàpp ne politique mën nañoo jàpp ne tey ñaari doxal tey li fës nii ci jamono bi xel nit ñi duñ ciy taxaw mais boroom xam-xam yi xam nañu ko li fës mooy ñaari doxalin ñi ngi fenkoo benn doxalin woo xam ne mën naa ne Machiavel moo ko tëral parce que kooku dafa xalaat ci politique bind téere te nekk xalaat que xam nga Europe moom li ñuy doxal tey yëpp ci politique ak ci xadaara ak ci feneen du daal xalaati seeni maam il est vrai que nag il faut ñu reconnaître que ñoom quand même ñu am rigueur leen ci wàllu xalaat laïcité bii ban koy génneet dañoo demoon ba diine chrétien ja fi nekkoon bundu xataal leen sonal xeet wi ay nit di mbubboo seenu tur di teg nit ñi lu leen neex te ñu gis ko xam ne lii du dëgg ñu fexe ba dindi ko ci laïcité ñun nag problème bi ñu am mooy ñun suñu diine dafa bokkul ak booba fi diine booba jaara ki nitam it suñu diine jaaru faa ki nitam ñu dikk rek ñun adopté seen solution mi ngi mel ni rek yow mu am feebar X dikk fekk rek sa waay naan ak garab ne la man de bi ma sama lii di métti garab gi laa naanoon daal di la koy jox peut-être fekk yow peut-être yaa ngi amee jàngoro buy bañ garab googa nga daal di koy jël la mu defoon ci kii ci effet bu baax safaan ba mu def ko ci yow di koy waral moo di xëy na bokku leen feebar moo tax genn garab gi mënu leen a faj yéen ñaar loolu nag ñun lañ xaw a def ci sunu société ñun dañoo ñëw du ci rek à part laïcité sax yeneen doxalin yëpp économie moom a nga koy wax même ci wàllu koom ni ñuy doxale suñu réew mi dëppoowul ak réalité bi nuy dund ci yeneen wàll boo ko seetee noonu donc
politique jàpp naa ne lu baax la mais politique amul couleur politique bu nekk nañ koy doxale xam nga tey am na nitu l'islam boo demee ca Turquie ka ko jiite dañ ne islamiste la boo demee Tunisie ña nga fa Maroc ña nga fa ak feneen alors ñooñu dañoo gëm ne doxalinu réew ci l'islam la ñu war a balleeloo waxuma la sax rek politique bi waaye loi yi àtte sax code de la famille ci l'islam la war a ballee ndax yàlla rek xam yàlla bind nit ñi yàlla bind àdduna loolu kenn werante bi ko indi leen fi kon kooku rek moo mën a tëral loi yoo xam ne nit ñi mën nañ ci jaar léegi nag lii indi coow li lépp Momar wax na ko xam nga ñun suñ problème day problème particulier ñun buñ jógee di wax ci politique ak développement politique islam mais suñ problème du politique ak l'islam suñ problème mooy li nu nekk te doonuñu ko li nu nekk ak li nu bëgg a def te doonuñu ko ndax ñun bi tubaab bi ñëwee fekk ñu ciw yoon tubaab bi dafa xeex yoon woowa xeexit bu fës nëbbatuut xeex na buuri ceddo yi fi nekkoon faagaagal leen xeex sëriñ si faagaagal leen tëral aw yoonam yoon woowa nag ba tey wàccuñu ko parce que yoon woowa la jaar ba tey nii man damay faral di wax ne erreur bu mag bin def mooy ban ne am nañ indépendance bu fekkee dëgg la lanu waroon a def mooy ni tekk taxaw ñun kat danoo nekkoon ci yoon jëblu penku am ngóor su fi ñëw jóge ca àll ba ak kilootam dikk jubalenu sow léegi nag comme nee na dem na nu nuy def dañuy jubluwaat wañeekuwaat jubluwaat penku wala dañuy continuer jublu sow ba mu ñu jëmale woon te ñun dëkk bi ñu jëm mi ngi ci penku xam nga bu ñu continuer sow duñ egg mukk duñ mës a egg Garoudi waxoon na ko Garoudi nee na woon modèle de développement bi France bi ñu bëgg a donne ci France ak Grande-Bretagne maanaam les pays colonialistes nee na modèle de développement boobu valableul pour ñun parce que nee na France pour mu développer waxuma la fi mu jaar waaye il a fallu que mu moom Sénégal moom Algérie moom ay réew yu bëree bëri la fa nekk ci koom mu jël ko buñ ko songee balaa muy jëli soldaaram jël si fii ay soldaar yóbbu ñooñu xeex ba dee ay soldaaram door a egsi fekk la doon faju na yow Sénégal fu mu yaakaare ne mën naa dem ci mennam réew ci réew yi ko wër jëlam koomam dikk di ko jëfandikoo munte rek fu Sénégal mën a yaakaare ne réew yi ko wër mën na faa dem jëli soldaar dikk ñu di ko xeexal munte rek donc modèle de développement boobu valable en tout cas pour ñun ñoom jaar nañ ci ak i sàcceeg li ñu ko booleeg yëpp ba egg si ñun nag bu ñu ko bëggee jaar erreur lay doon moo tax ma jàpp ne encore une fois dama koy wax ñun suñu problème ku nekk xam ne ne politique l'islam mën na ko doxal du ma dellu si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun bu ñuy wax ci l'islam kenn du exemple ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da koo bind tànn ko bu Mustafa jàngal ko la mu war a jàng xamal ko li ngay wax éthique ci ko wa innaka la ala xuluqin azim bàyyi ko muy doxal am réew mu won ñu naka la ñuy doxalee am réew ci njub ci tedd ci sell ci fexe ba kóolute gi mu war a wax diggante nit ke ki mu jiite loola mën a am mu dem Aboubacar as-Siddiq nekk ca yoon woowa te kenn weddu ko Umar ibn al-Khattab jaar ca yoon woowa Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum jamian ñoom ñëpp jaar ca yoon wa ba tey ji yoon muy yoon wu leer naññ woo xam ne layluha ka nahaariha bëccëgam ak guddi ñoo ne képp yam parce que yëpp àndandoo leer waaw yoon woowa nag ñun bu ñu toogee ba tey ñuy laajte ndax mënees da caa jaar sax war nañoo seetaat suñ pas-pas ndax dëgg-dëgg ñun ay jullit lën lekkay li ñu war a laaj suñu bopp njaaba njalee mënta am ñun nag njaaba njale ci lañ nekk njaaba njale mooy système français bi ñu dominé woon te mu waroo ak l'islam ci bépp anam xool suñ code de la famille bi ni mu bëree yu waroo ak l'islam li ko waral mooy njaaba njale bi France boobu tëralal ñu aw yoon woo xam ne ci leen bëgg a jaar ba pare nag ñu bëgg ne suñ diine jee dañ ciy ngooy loolu moo xawta mën a nekk foofu la contradiction bi nekk. tey monsieur le ministre Ahmed Bamba Ndiaye bu ma la déggee mooy feeñal nga ne d'accord nga ak docteur Momar Kane ci li mu wax doonte ne commencement fekkule fi mel na ni suñ la déggee politique
war naa mooy jikko dafa war a ànd ak jikko ndax politique mooy dundu doomu aadama buy dundu diineem gëm la mu ko wax kon bu waxee fekkee dañuy wax ne nit kuy politique warta am jikko ju baax loolu ñun ñoo nekkut ci dara mooy terme bi nga mujj wax ñun ñooy njaaba njale bu fekkoon nekk nañ ci ñuy wér dañoo xam ne diine mënta yëla bu ci ab politique mu mel ni li gën a not tey ci li ñu gis ci suñu réew mooy politicien bi jikko warta baax warta wax lu muy sàmmanteel ci dëgg dafay war a wax bu ne waaw ñu ne déet la ci namm bu ne déet ñu ne waaw la ci namm kooku mooy politicien bi nga xam ne moom lañ xam tey te loolu dafa dàqu ante ak jikko dàqu ante ak diine joxe nga ci ay misaal yu bari wane ne loolu moo ñu jural sax tubaab yi ñoom seen xalaatkat yi ku mel ni Machiavel la mu xalaatoon xamoon na taxoon mu def ko ñun ñu ngooy ca loola te taxutoon mu doon ko xalaat lu mel ni laïcité la taxoon ñu teg ko pour ñoom la mais du pour ñun dafa amoon lu ñu bëggoon a régler ñun ñu dikk jël loola kon ñun dañuy toog gis ku jël ay xalaatam yoo xam ne fa ci doon régler ci biir société am ñu jël ko baax na baaxul danañ ko jëfandikoo pour intérêt ñenn nga tudd fi ne te jot nga joxe nga ci misaal lu demee ni kii président Turquie muy Erdogan nga gis ne ci diine la référé wu ba xëy yegg si ci fi mu yegg si ba tey mën nañu wax moom la ñu doxal mais soo dellusee ci Erdogan monsieur le ministre da nga xaw am ak jaaxale même bu du Sénégal sax dafa mel ni même pays musulman yëpp ba ilaa man rahimallahu ñu néew surtout naar yi sax ñu bëri dañ ko siiñ wan ne na waa ji li muy def dafa safa lu wut ko war a doxal mais tubaab bi la du tey du ci Erdogan la commencé bul fàtte ne alxilaafa al usmani lu ko daaneel xam nga jeex na xam nga yonent bi salaa salaam xilaafa gi ñu fi bàyyi loon dafa mujj toxoo Médine dem Kuufa d'abord ci jamonoy Ali ibn Abi Talib capital ba jóge Médine toxu bi alxulafaa ur-raashidun la jeexee ba amawiyoon yi ñëw ba ñeneen ñëw mu mujj toxoo faf sax jazira al arabiya dikk Turquie loolu nag neexuloon arab yu bëri pour ay réaction épidermique maanaam ñoom xalaat yu suufee moo ko waral parce que ku nekk xam ne diine l'islam du yëfi arab man damay wax ne diine l'islam sax buñ ko doon séddale ñun ñii Afrique boo sàgganut buñ amoon fayda ñoo ci waroon a ëppale xam nga l'islam nu mu demee cheikh bi tey ba mu wàccee ca arab yi xam naa ne yow taxaw may wax li ma lay wax yaa ma ko gën a xam ba mu wàccee ca arab yi arab dañoo lànk ne du fi amee ku dugg ñu rey ku dugg ñu bundu xetal donc yaay ji ko jur muy jazira al arabia daf koo bañ mi ngi mel ni nga jur doom bañ ko sànni ci mbedd mi am yaay ju taxaw fële muy Afrique ne jox leen ma nàmpal yaayam bugg ko jox leen ma nàmpal yonent bi salaa sallam jël saxaaba yi ñaari yoon ne leen dem man de am naa réew mu ma xam fii buur bu maandoo fa ne ñu baax a fa ne te yaatu dënd ñun suñu yaatu dënd gi laïcité jàngaluñu ko ca jamonoy yow yaa ko gën a xam hijra tey ni yu njëkkeen def xabasha noonu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam qualifié woon naa xabasha waa xabasha Cheikh Anta Diop nee na waa Éthiopie googa Abyssinie boobu ñoo toxu si fii nee na waa Afrique de l'Ouest ñoo màngee foofa dikk nekk fi donc foofa sunuy maam fa nekkoon jamono yi ñuy donc ba l'islam juddoo arabe yi bañ ko Afrique ko donc islam Afrique la njëkk a ñëw te muy dem Médine loolu leer na 8e année ba la door a dem Médine ci gàddaay gu mag te gàddaay googu Afrique lañ ko préparé ndax ñaari gàddaay yi ñu def Afrique looloo maye ñu mën a waajal gàddaay gu mag nga nga xam ne moo leen yóbbu Médine donc loolu d'abord mooy cëru l'islam pour wane ne du yëfu arab yàlla sunu borom moo ko wàcce jëmali ko ci ñëpp yàlla nag xereñam fexe na ba ci jaaral leen wi mu matal loolu dañoo wax ne yonent bi sax kàngam yi ko waroon Salaman al Farisi ma nga ca woon le persan Suhayb européen ma nga ca woon Bilal al Habashi ma nga ca woon et cetera et cetera alors donc yàlla ca teel la ko jox caractère universel am wane ne wenn xeet rek moomu ko benn région rek moomu ko adduna bi yëpp ko bokk arab yi nag ñu ci bëri gëmul loolu ba mu demee Turquie ñu mer ci anglais yi waa Arabie Saoudite ay shérif ak ñooñu lanu gemb ci turu dañuy defaraat seen dëkk ñu xeex alxilaafa al usmaniya tubaab bi jàppale leen ci parce que boobu tubaab bi alxilaafa al usmaniya gêné na leen ñu jàppale leen ci ba daaneel ko jàppale googa nag loolu la ñu defoon ba daaneel xilaaf ak foofa la islam ñàkke kaddu gu ëmb réew lislaam yi loola jàngoro jooja ba tey jii moo ñu topp ba tey Erdogan dafay jéem a dellu si loola arab yi bien sûr bu fekkee ne yow
ruq sa gane dan laa wutal kaala ne la yaa fii buur te buur amatul ci àdduna bi ñun de Afrique ku fi amee buur tey tubaab bi signe la rey la ne la nguur amatu fi xam nga loolu waaw lu tax nag ci sa côté nii Arabie Saoudite ab buur a nga fa Qatar ab buur a nga fa Koweït ab buur a nga fa Oman ab buur a nga fa bref tous les pays du Khalij ay buur a nga fa te tubaab yi jëflanteeg ñoom nangul leen ko di leen wax sa majesté te ñun buñ ko defee dee loolu kay mooy tekki ne ñii ñoom li leen yitteel du lu baax ci ñun loolu la suñu waa réew mi xamagul tubaab yi li ñu bëggal du lu baax ci ñun luy defar seen affaire ñoom la ñu bëgg ci loolu lañ ma sa ne te duñ ci dañ ak xeex lislaam nag parce que seen borom xam-xam yu mag yi ñoom xam te toog ñooñu ñi leen di xalaatal pour ëllëg dañ leen a wan ne communisme daanu na benn noonu dong nga fi des muy l'islam tant que nërmeelu dara du fi taxaw ndax moom dafa diine ju matale la dafa ànd ak civilisation am ànd ak aw gisinam ànd ak doxalinu réewam ñoom xam nañ ñoom tubaab yi ñoom duñ werante ndax islam am na politique ñoom xam nañ ko looloo tax ñu bañ l'islam parce que dañ ne l'islam bu amutoon politique bu doon lay baadaat yi rek tey sax boo ko seetloo sur réew mi ku fi dugg sa jàkka di jullee ko wér rek tubaab bi du la wax dara xaritam sax ngay doon tubaab bi ki mu mere ki bëgg a wax ci ni njaboot gi doxee kooku la rek waaye mbedd mi sa yoon nekku ci bàyyi ma ko waaye bu dee sa jàkka nag loolu la neex defal waaye mbedd mi bu ci teg sa baat loolu nag mooy problème bi donc Erdogan nag loolu la bañ ak ñeneen ñu mel ni moom ñi ngi ñaan yàlla jàppale leen ca loolu. jërëjëf monsieur le ministre Ahmed Bamba Ndiaye bu ñu la déggee kon mel na ni l'islam ci boppam ñooy xeex l'islam ndax bu ñu jëlee ku mel ni Tayyip Erdogan lenn ci mbokki jullitam tey surtout pays naar yi ñu ngi ko teg sopp pour ne li muy doxal wane ne dafay jël seen intérêt te wax dëgg yàlla l'islam li nga waxee du tubaab du naar du nit ku ñuul du nit ku weex addiinu lillahi diine ji yàllaa ko moom ñi ko gëm bëgg koo dundal rek te histoire mën ta fàtte ne turkiens yi dañoo am cër boo xam ne ci l'islam mënuñ ko fàtte mukk ba penceb yàlla di taxaw Abdul Hamid Sani ku nekk xam na ne taxawaay bi mu def ci Xudsu toujours booy seetaan problème Erdogan sax boo jàngee histoire daf lay jox la ne Abdul Hamid Sani dafa mel ni moom lay dellu siyaat ndax nit ñi mee taxaw reposté jàkkaarloo àddina bi surtout israéliens yi américains yi ci problème Xudsu nga gis lenn ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon séntu ñu Xudsu dañ na ci pat ka am na shay'an lam takun dawlal moo lay tax nga xam nuñ mel gis sax seeni borom xam-xam yi leen ko bëgg a daganalal fay ci loo xam ne nga xam ne kon yeneen mbir la tegu fen fay docteur ma del seet ci yow ci problème bi ci waxtaanee nii ndax nit ku dem ba yegg ci pouvoir pouvoir am daf koy tere buy àtte mu sàmm antique jikko wala faw ma boole ci jikko su fekkee bëgg na am àtte bu wér ndax dañoo gën a gis li not ci réew yi nga xam ne moom lañ dëkkee tey boo xasee yegg ci pouvoir fa mel ni jikko day dàqu lépp lu dugg ci diine day dàqu fi ne beneen doxalin ngay doxal lu tax loolu waaw loolu dafa mel ne am na lu ma ci sànni woon parce que waxoon naa la ne la mbiru pouvoir ci boppam moo doy waar man wax naa nee naa la waaye opposition bi ñu ma sat si woon dama ko ne loolu ci ñettee ma lay bàyyiloo xel ci la bokk ndax boo demoon tey ba àgg ci pouvoir te ñett yooyu fekkul nga bàyyi ci xel doo dem fenn li ngay xase ki nekk ca nguur gi tey bootul nga def lu ko yées te loolu képp ku nekk ci opposition bi laa koy wax la ngay nekk ci opposition bi di ko wax nag mën naa am gëm nga ko mën naa am dëgg la ci yow waaye boo demee ba toog nañ ci nguur beneen addina ngay nekk loolu mooy problème nguur dafa jafe nguur dafa gis nga sa sëñ bi tey oustaz demoon na duggoon na ci léegi ci histoire gannaaw yonent bi lu metti xew na ci jullit ñi xalifa yonent bi yëpp ñi nga xam ne ñoo ko wuti kenn moo ci dee ci kaw lalam ñi ci des ñëpp dañ leen a rey te jamono boobu la l'islam gënoon a nekk ci dënn yi lu tax lu ko indi woon xew pouvoir ko indi woon question pouvoir ko indi woon pouvoir yombul du lu yomb dañuy wax ne lu tubaab di wax aliénation te mooy nekk gan ci sa bopp parce que nit pour mu doxal lu jaadu waxuma sax lu jaadu mais lu koy jëriñ ay moromam mooy mu xam boppam mais soo dee gan ci sa bopp rek da nga lor sa morom
te gan gan ci sa bopp ñaar la ñaari fan lay taxe mooy ki nga xam ne dafa sous-estimer boppam ba luñ ko teg mu nangu kooku day na lor boppam lor ay ñooñam waaye am na beneen fànn bi mooy ki teg boppam fu mu àggul mooy surestimer sa bopp kooku da nga lor sa bopp lor ñi nga àndal te nguur loolu la lay jox boo toogee ci nguur da nga dem ba defe ne yow bu fekkee ne nguur googu yàlla lalu ko ragal yàlla comme ni ma la ko waxoon léegi ragal yàlla ko ak gindeefu yàlla nga ragal yàlla ba pare di gindeefu li njàngale yàlla di nga mel noo xam ne ne yow sa bopp da ngay réere sa bopp waaw ndax da ngay teg sa bopp foofu àggul te loolu nguur la koy jox xam nga lu aay bi wax atii'u llaha wa atii'u rasuula wa ulil amri minkum waaye nag fa in tanaaza'tum fi shay'in farudduuhu ila llaahi wa rasuulihi c'est-à-dire ki yore nguur te du am benn sikk mooy yàlla waaye ki mën a wuutu yàlla ci yore nguur te du am sikk mooy yonent bi waaye keneen ku mën a doon mën ngaa juum mën ngaa ñàkk a maandu mën ngaa tooñ mën ngaa yàq bu fekkee ne dal na la nag la koy defaraat mooy ngeen delluwaat ci alxuraan ak sunnas Muhammad waaye soo ko deful moom réer gi nga tabbi moom day gën a jolli rek lëndëm gi day gën a jolli loolu mooy dal suñu nguur yële sëñ bi boo xasee surtout nag suñu réew yi nga xam ne pouvoir jacobin xam nga tubaab bi ñu bàyyi nous ont laissé un pouvoir jacobin c'est-à-dire pouvoir jacobin bu pouvoir boo xam ne dafa concentré xam nga président tey moo ëpp doole buuru démb président tey du moroom buuru démb président tey li mu sañ ak li mu yore ci doole moo yore lépp moo yore armée bi moo yore police bi moo yore gendarmerie bi moo yore xaalisu réew mi moo yore pal moo yore lépp moo tax gars yi moo tax gars yi nekk ci gars yi mosoon nguur yoretuñ ko laa ilaha illallah ñooñu sëñ bi déedéet moom benn kay benn ñu dugaat ci nguur gi wala yow mi fi nekk moom dañ lay bañ loolu moo dal Macky de Macky mii loolu moo ko am na ñoo xam ne parce que politicien professionnel yi ñoom façon ñoo dund lu ci politique te léeg-léeg si damay sax dem ba wax ne mais man ñii est-ce que ñoom ñi ngi réfléchir parce que yow nekkoon nga ci pouvoir nekkatuloo fi pendant 5 ans kenn xamul ci loo nekk c'est-à-dire nekkoo ci dara luy defar réew mi yaa ngi nekk rek di wax waa ji nguur gi yow baaxuloo li ngay def nangam ne mais da ngay dem ba mujj yow nit ñi war nañu sax poser question yow da ngay wax ne yow da ngaa bëgg jëriñ réew mais jëriñ réew mi pendant 5 ans yaa ngi nekk di xarañ yow sa politique sa liggéey yépp mooy boo yeewu suba ba ngay tëdd yaa ngi dal ci kaw nguur gi dàgg sant rek waaw kooku ana njëriñam donc man damay wax ne nguur ci boppam moo jafe oustaz loo ci mën a dégg boo àndul ak ragal yàlla pour nga yore nguur gi jaaxale ko ci yoon dana jafe oustaz fii boo fi yoree nguur ma xool sax yuur mais pas aspal rek soo ko fi yoree bu ñu xëyoon suba fal la ministre xam naa Bamba jaar na ci xam naa ne ñu fal la ministre say mbokk ak say xarit ak ñëppay fecc yow defagoo dara waaw parce que dañu jàpp ne jeex na yow fi mu nekk àgg nga ci nag foo xam ne fi moom dara da jëmbatu leen oustaz ñun dañu góorgóorlu di gëstu ci maanaam ñu fi wotoon yonante bi te non man ñaata at def ci xilaafa dafa na fukk ak ñaar xaw ma fukk ak ñeent xam nga soxnaam xëy na sax yow xam nga parce que yow jàng nga lool parce que jàngale waaw daa yàlla jàngale dama la bëgg rek xam nga soxna parce que da ko gëstu waaye mën nga waat ne 90% des Sénégalais boo leen laaj ko soxna Omar duñ ko xam 99 wala 19 kay wax li Bamba waaw virgule la loolu waxin la rek doom yi tey peut-être doom ju ci comme Abdoulaye ibn Omar nga xam ne xëy na dafa def jaloore moo tax ñu xam ko mais am na doom yoo xam ne xamuñu leen sax fii kan moo fi nekk président tey xamu say doom xamuñ sa soxna parce que boo falu sa soxna falu say doom falu say mbokk falu say xarit falu loolu ci ni nguur tëdd tey la tey nguur ñi ko yoroon bu njëkk
li gars yi di wax fii te gëmuñu ko ñoom loolu lañ nekkoon mooy jaamu kii bi. Seydul xaw mi. xaadimuhum. loolu moo xawoon ci ñoom. kuñ ci masaan fal Seydina Omar Abdul Aziz damay dégg nga di ci waxtaan léegi. ku xam yoon woowu nga. danaan jooy. dëkkul ci jooy ndax lañ ko fal ndax jiite. ndax responsabilité bi mu sentiroon. fii gars yi am sant nañu boobu responsabilité xalaatuñ ko. koo xam ne kii yaa ngi tiit ci aw bëy woo xam ne wi peut-être fakkas salongo ba daanu. ndax mbedd yi defaruñ ko. loolu def la problème ba nga di ko jooy. kooku yema naa koo xam ne kii tey jii sa yoon ci nit ñi ñuy somee sa yoon ci ñu liggéey ñu bañ leen fay sa yoon ci nangam ak nangam ak nangam. niveau de vie wu ki nga xam ne tey moo jiite niveau de vie ñi jiite ñi yore tey nguur waxuma ko Sénégal rek fépp laa ko wax ci kii seen niveau de vie ak niveau de vie population yi Seydina Omar toogul ci jamonoy xiif biir bi yëngutu ndax lam daan lekk mu ne ko bàyyi boo nga jooy ba sonn waaye dootuma lekk mukk loo xam ne li waa Medina lekkuñu ma jóge kii xesa rek ci corruption bi am tey yu ñu wax corruption dafa am ay intellectuel français ay socialiste la ñu damay fàtte club bi nu mu tuddati dañ doon étudier maanaam gestion yore réew ci suñu gox yi ñu won ay président yoo xam ne yi seen alal bañ ko nattee moo dëppoo ak boru réew ma amu président bi waaw am na ko xam ne kii 2 milliards de dollars 2 milliards de dollars moom la yoroon moo dëppoo woon ak detu réewam kenn ki 8 milliards damay bañ a jox ay tur te loolu ñooñu Club Condorcet waa Club Condorcet ñoo jàngoon loolu waaye am na ki bind l'Afrique est mal partie kooku moo jukkoon wax loolu 1960 la woon li mu tudd woon les éléphants blancs fii xam nga boo nekkee président léegi contrat yu mag yi am na contrat yoo xam ne yow rek yaa ko mën a joxe mais contrat yooyu toujours dafay am 10% yoo xam ne yaa koy moom moo tax bu ñu ñëwee dañuy wax les réalisations du président dañuy jël ay ngeen di réalisations yoo xam ne ay éléphant blanc la ñu tuddee sax mais lañ cey jëlee ci ñoom kaal kenn xamul nu mu toll sama xel dem ci Seydina Ali boobu mi ngi ko fa rakk ji Jaafar Sadiq sama noonu la tudd rek ñëw seet si ko ñàkk lool ne ko man daal damaa ñëw tey pour nga dimbali ma ndax daal fi mu nekk nii poste bi dara nekkutu ci te njaboot gi sonn nañ Seydina Ali bàyyi ba daal islam ba ci poosam lam caam jox ko waa ji xeeb ko lool ndax boobu moom moo jiite ja Jaafar xeeb ko lool mu gis ne Jaafar daal lim ko joxee da ko doyul mu ne ko nag bàyyi ba ngoon bu ñu toogee ba ci ngoon mu yéeg ak moom ci kër gi ci kaw tim marché bi mun a Jaafar xoolal gars yi marché bi gars yi bu ñu jaayee ba pare di compter seen xaalis yi di ko dugal ci seen kees yi mu ne ko gis nga gars yi ni ñu bari xaalis mu ne ko am mu ne ko léegi da ngay bàyyi ba guddi ma jël jaasi nga jël jaasi ñu dem daj ji benn coffre waaw benn coffre ñu jël alal ji ndax sooy mu ne ko jël alal yi jaamul naa li ko waaye itam faut ma comprendre la nag yow yaa ngi ragal tiit pour ñu jël alalu benn waay ba pare yow nga bëgg ma jox la alalu réew xoolal waaw jërëjëf docteur Momar bu ma la déggee mel na ni attekat buy attem réew mën na ànd ak jikko ndax loolu la àddina bi yaxal loolu la diine yaxal tey joxe nga ñu ci ay misaal yoo xam ne da nga koy làmb daj ko mel na ni ñun nag ñun lan lañ doon lañ xamatul lan mais warta dàq ko ànd ak jikko atte boo yegsee ci pouvoir wane nga ne pouvoir nag yegsi ci ànd ak jikko yafa romb ndax day tax nit ki soppeeku ci melokaan soppeeku ci gëm-gëm soppeeku ci sañ-sañ wane nga ne bu ñu xoolee xulafaaw yi doon yonent bi yëpp kenn rek moo ci dee ci kaw lalam ñi ci des yëpp dañ leen rey lu tax ñu rey leen mooy pouvoir loolu mooy dal président yëpp it ndax boo toogee dana am ñoo xam ne ñi ngi taxaw di la dingat bu dégg bëccëg ñi nga fi jëlee woon toog ñoom it duñ la may jàmm ñi nga bokkatoon langue gi ñu bëgg li nga bëgg duñ la may jàmm loolu mooy tax ñaare nit kiy soppeekut mais mënoon na ñàkk
nga joxe ci misaal yu bëri wane ne koom-koomu àddina bi réew ma nga nekk ci sa loxo lay nekk sañ-sañ yi ci sa loxo lay nekk daanaka mën nañ ko wax bu fekkee sañ nañ ko wax pouvoiru yàlla ju ndaw ngay doon loolu nag bu ko yàlla dénkee nit ku xeluwut day jafe nga gën koo wàcce ba agsi ci poste ministre man danaa koy faral di wax sama mbokki ustaas maa leen dafa am be ay journalistes yu bëri tey wala ay nit ñoo xam ne xamoon nga leen tey ñii àgguñ sax ci pouvoir présidentiel yegguñ ci ay ministre yegguñ wala ay député la ñuy doon tey koo ci woo téléphone ba nga ko daa wooyee démb dootul wuyu démb da nga ko daa woo téléphone mu wuyu la tey mais boo ko woowee ci téléphone boobu du la wuyu mënoo musa ko waani ba mu jot la léegi pour léegi taxu nañ ci benn étape ñu ngi ci beneen étape waratumaa wax ak lu mel ma ne boo ko nattee ci yu mel da ngay mën a jéggal ki ne ci seen kaw yu bëri ndagam ñoom ñu toll ci lii ñoo sañ a def lu ñu mel keneen na taxul ñu wax kon mel na ni jikko war na mën a nekk mais na fekk nit ki xam ne lu war a nekk tey di fàttali bokk yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ku ci am lu mu bëgg a yokk wala lu mu bëgg a laaj mën naa jokkoo ñun ci 88 628 11 22 monsieur le ministre Ahmed Bamba Ndiaye ndax waa ji nga xam ne dafay nekk ci pouvoir dem xëccoo poste ba yegg ci poste président de la république war a atte ndax dafa doonatul ko mën a atte woo atte bu ànd ak sàmmontik jikko wala pouvoir bi moo laaj day dàq jikko waaw loolu daanaka damay sof sama kàddu rek ci li Momar wax man defe naa mbir mi du nu diw di doxale mbir mi ab système la système bi ñuy tëral mooy foofu la xeex bi ne fexe ba tëral système boo xam ne du maye njubadi du maye wuruj du ko yombal waaw du ko yombal système boobu nag tant que amul nit moom nit la rek nit la damay xam nga nit ñi léeg-léeg nga dégg leen wax sax benn nga ne ñi xamul histoire wala dañuy wax lu leen neex ci histoire xam nga tudd nañ léegi ay référence mais boo jëlee ci xilaafal osmaniya xam nga Seydina Ousmane Momar tudd na léegi nee na la ñeenti xulafaa rachidun yi nga xam ne njuba tax ñu tudd na xulafaa rachidun kenn ci faatu ci lalam muy Aboubacar ibnu Siddiq ñi si des ñëpp dañ leen a boom loolu déjà benn indice la bu am solo ñaareelu indice Ousmane ibnu Affan jullit yee ko rey ci révolte fekk këram wër ko rey ko ay doomi saxaaba yu mag te xam nga lu tax ñu rey ko histoire bi boo koy topp fa mu cosaanoo kenn ci gouverneur yi mu faloon dafay julli jiite li ma wax ni ku dem ci kutubu si rek liir ko dafay jiite jullit yi mandi tey sunu nguur yu bon yi gis nga ci ku ñeme gouverneur bu ñeme wala kii mandi dem xam nga bon nañ lool waaye eggagun foofu te loolu amoon na ci histoire de l'islam laa wax de nga xam ne ni mu ko waxee léegi seen fatra ak yonent bi salaatu soriwul gouverneur booba la nit ñi daaneel dindi jaaroo dem ca Seydina Usmaan radiyallahu anhu nekkoon xalifa ne ko sa waa ji nee nañ la yàgg nañ la wax jubul preuve bi jaaroom bii biñ koy dindi ci moom yëgu te mi ngi doon jiite ñun ñëpp xam nañ ne dafa màndi wàcce ko daanaka réclamation yooyu waa Masra jóg contre seen ab gouverneur ñële jóg daanaka ñoo mujj tase ak Marwan waaw ba créé révolte bi nga xam ne ci lañ ko faate alors loolu ci fatra bu soriwut jamono yonentu sa donc nit moo laaj soxla lu koy aar nit ñëpp nag amul kenn ku ci set moo tax ma jàpp ne sunu réew yi dañ koy wax dama naan tant que soppiwu leen système yi li ngeen di def nii travail de Sisyphe la da ngeen di recommencer rek waaye du tax mu jag parce que système bi mooy muul bi yàlla bu sunu borom pare na ci lépp ba mu bindee nit ne charia ngi nii aw xàll ngi nii boo xam ne bu ngeen ci jaaree du ngeen juum waaye ku ko fi bàyyi réer rek bay suñu borom kay bu fekkee ne li ma wax dëgg yàlla gëm nañ ko waratuñoo sax discuter yi donc xàll wi moom bu la kenn nax lu sa waay baax ca jamono yële ak nu mën a mel nga jox ko nguur comme ni mu ko waxee lépp ciy loxoom nit ñi nag yokkal ci ay nit wër ko ay dak yaa fi gën yaa fi man loo def noonu la looy bëgg a def sax noonu la nga yokkaat ci beneen bi koy xattal ñi bëgg place am di ko siiñ tam wóor ko ne ñii gënuñu ko wala liñ ko wax moo leen tane
parce que loolu day am. xam nga politiciens yi di coow. am na ñoo xam ne wóor na leen ne yaa leen gën ñoom xam nañ ne yaa leen gën mais te ña ngay coow di wax lu ne donc yooyu xabtal boobu ak doole jëm amee ak mbir yi ko wër ñi ko wër dag yi ko wër di ko neexal yooyu yëpp boo ko boolee ci nit attanul yooyu. finalement force yooyu mooy changer nit ñi. ba jaxase leen. waaye man defe naa aussi nag loolu nag tekkiwul ne waruñoo yar nit ñi kam ba ñu defi góorgóorlu. lii Bombardier man mii dafa maa daal man ba ma nekkee ministre. wax naa ko ci télé ci jamono yooye xaaruma ba wàcc. mës naa ne man de damaa jaaxle. sama benn bàyyi laa ko waxoon bu baax yoo xam ne ci ñu ma yar la bokk jàngal ma. bi ko di ma daanaka di ma naab. ma ne ko man daal na sa xel daal ci leen. ma ne ko fii ma toog. gëm mu ne Abdoulaye Wade dama fi teg mu ne ma ne ko yàlla laa gëm ne moo defal décret te moom rek laay jaamu jaamuwuma keneen mu ne ma jéem rek laa la boobu maa ne ko loolu moom alhamdulilah xam naa ko ba pare maa ne ko man nit ñi daf dañ may jaaxal pour la falee ministre ñu di la félicité di la ndokkeel ma ne au lieu que ñu yërëm la au lieu que ñu xelal la nit ñi dañu jàpp ne sa yëpp mat na yow sa affaire baax na parce que def na le ministre ma ne loolu nag mooy tekki seen nga ñun suñ problème xam nga dañuy wax dirigeants yi politiciens yi wallahi dañ leen a yab rek xeet wee yàqu moom wax na ko fi départ looluy dëgg xeet wi moo yàqu xeet wee yàqu seen nga li tax xeet wi yàqu boo demoon ci parrainage bi tey gars yi waxul lu ko de opposition ak pouvoir a ci yem nag coow lee bari rek opposition dañu joxe xaalis maa la wax lii ci lu wér pouvoir di ko joxe ñoom ñëpp koy joxe politique u Sénégal moom leen tëral ci xaalis loolu du tey ngalandoog Lamine campagne daan joxe man fekkee wu ma ko sax dañ ma ko nettali dégg naa boobu boo watee ba ñëw boo watee la am aw campagne lay jox boo watelee kii ñuy jox la ab tusi loolu donc tubaab bi ci boppam ci loolu la ñu yar système yi fi nekk yëpp nag coow li ngay dégg yëpp ñëpp ci boobu système la ñuy dox xam nga man fan laa tàmbalee yeewu man damaa mës a contre pouvoir PS ndax fekk na ma nekk ndaw nekk étudiant jaar ci yooyu contre leen bu métti jaaw seen jamono yëpp nag ba PDS ñëwee ma xoolaat doxalin wi yàlla def ma jege leen ba bokk sax ci gouvernement bi xool doxalin yi gis ne même chose bu yeesut ma mujj xam ne affaire bi du ciy nit ku ko yaakaar ne ci nit la yaa ngi nax sa bopp ci système la système yi nag tant que defaruñ ko foofu la yàlla intervenir yàlla dafa xam ne àdduna moom mi ko bind te ñun fekkewuñ ko waaye nit kay dafa sob waaye yow da ngaa judd fekk fi asamaan ak suuf ka ko bind la moo la war a wax olof moo ne pourtant olof rek la ne question bi daf ne ku la njëkk ci néeg bu lëndëm moo lay wax nooy tooge waaw néeg bu lëndëm ma toog fa man yàgg fa nga dugg si yow di palamtu fan la maa di toogal nii am chaise loolu man ma fa toogoon maa ko xam yàlla itam bi bind asamaan ak suufam yow nga ne pour juddu xamoo gis rek ndend liy dem yàlla ne la hey fii boo fi mën naa bëggee mucc yoon wii dong nga mën a jaar weneen yoon woo jaar wu dul wii musiba dal la tubaab yi jàngal ñu ne yoon woowu ñu borom adduna ak suuf wonkat njuum tey ngi ci ñun xam nañ weneen yoon woo xam ne mënees na faa jaar ay cël yoo xam ne mënees na faa jaar te dara du fa nekk ñu topp leen ca cël yooyu loolu monsieur le ministre ñu ngi may wax na ma waxtu dab na yan kàddu ngay tàggatoo xanaa di sant di gërëm di feddale rek di la ñaanal sunu borom defal la tawfiq ci thème yi ngay abordé parce que thème yu am solo la ba defe naa ne waruñuy tay yow xam nga ko sa liggéey ngay def daa yi nga wari surtout tay yi nag li yàqu-yàqu yu bari kenn warula tay ci ne bu nu woote dañuy woote man gëm naa ne nit ñi daan mës a jub ko sunu borom nammee te jub googu it yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy defar kon loolu laa jàpp ne ci ngeen nekk di ko def ci sa émission yi ñu di leen faral di topp lool bu mel nii nekkaat ci beneen exemple boo xam ne ci yu bëree bëri la di ñaan yàlla defal leen tawfiq defal ko seen waa télé bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo bokk ak yow liggéey bi sëq ko ak yow jërëjëf docteur Momar yan kàddu ngay tàggatoo waaw sax di la sant rek di ñaan yàlla waxtaan yu mel nii ñu yaatal ko ndax problème bu am lu mu jafe-jafe am na solution solution bi nag li koy fi muy jëkk jaar mooy xalaat rek ay xalaat te nag gis naa ne réew mi
ñàkkul xalaat wallaay ñàkkul xalaat am na yoon yu bari yoo xam ne buñ ci jaaroon tey xat-xat yu bari yu nekk du waxuma ne dañ complément dana wàññi ko bu baax a baax léegi te politique bi moom politique bi